FM bokku département Guinguinéo bokku téléspectateurs yi ñuy suivre ci réseau yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar seen émission jàkkaarloo ak candidat bi moo dellu siwaat tey ginnaaw bi ñuy recevoir fii le candidat Ismaïla Diallo recevoir fi également monsieur Amadou Sow bi représenté woon Benno Bokk Yaakaar tey dañ am mbégte lool di recevoir Serigne Bassirou Goumbala Bassirou Goumbala nag candidat la au niveau départemental ci liste naataange askan wi xanaa dañ koy bàyyi rek mu nuyoo ak auditeur ak téléspectateur yi koy suivre ñu soog di tàmbale liggéey bi leen fàttali ne ci technique bi Papa Ndiaye moo fa nekk ci caméra yi ñu ngi fi ak Baro ak Malick incha allah fas yéene déroulé ak yéen pendant 1 heure de temps sëñ Bassirou nga nuyoog askan wi. bismillahi rahmani rahim asalaamualeykum wa rahmatullah a'uuzu bi kalimatillahi tammati min sharri ma xalaqa bismillahi rahmani rahim ñoo ngi nuyu ñëpp di nuyu askanu département Guinguinéo di nuyu aussi sama commune bi ma dëkk di nuyu aussi donc ñi nga xam ne tey ñoo ma invité dalal ma ci émission bi tey ñu war a jàkkaarloo askan wi ñu am lu ñu ci laaj ñu am lu ñu ci war a toog donc Cheikh ñoo ngi leen di sant di leen gërëm ci invitation bi nga xam ne def nañ ko di ñaan invitation bi yàlla na du njëriñ ci askan wi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. waaw jërëjëf sëñ Bassirou sëñ Mansour Cissé mi nga xam ne moom la ñuy seqal liggéey bi également mi ngi fi teew xam naa buñ tàmbalee ci kanam tuuti rek dinañ ko dugal waaye Bassirou ñun fi ñuy tàmbalee mooy ñun dañ xam Bassirou Goumbala syndicaliste bi tey ñu gis Bassirou Goumbala politique entre syndicalisme ak politique lan nga gis moo leen war a mën a boole ak lu leen séparé Bass Goumbala. jërëjëf d'abord Cheikh nga may ma présenté wu sëñ Bassirou Goumbala d'abord candidat de la coalition Naataange Askan Wi nekk instituteur ni nga ko waxee nekk syndicaliste secteur général départemental syndicat SELS nekk secteur général départemental CNTS bi ma bokk central bi nekk aussi le chargé à la formation syndicale au niveau de l'union régionale nekk aussi membre du bureau exécutif national. tey boo ñëwee tey ba laaj ma question boobu dinaa sawar ndax dañuy faral di wax ne le syndicalisme rime aussi avec la politique parce que tey kenn umpalewul ne syndicalisme boo koy def laaj na aussi nga wax askan waaye laaj na itam nga war a mën a teewal askan na nga ko war a teewalee loolu moo ñu poussé tey ñu dugg ci politique bi doon syndicaliste waaye syndicaliste bu war a mën a taxawal askan. jërëjëf sëñ Bassirou yaa ngi fi ñëw ren représenté coalition Naataange Askan Wi waaye Bassirou dafa am parti politique buy bokk muy réew mi bu ma fàttewul ñu gis ne réew mi dafa bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar te Bass ñu gis ne loolu ñu naan foog naa mburoog soow loxo gars yi waxaw ma dafa mel ne yow vivre loo ko biir Guinguinéo parce que ñaari élection yi fi jaar yépp bu ci nekk amul ci benn yoon boo ànd ak Benno Bokk Yaakaar benn bi yaa ngi ak benn liste parallèle bu génnoon Benno Bokk Yaakaar élection législative bi également nga nekk ci beneen coalition bu wut rek Benno Bokk Yaakaar ñu bëgg a xam qu'est-ce qui fait courir Bass Goumbala lu tax discipline de coalition boobu nit ñi doon xaar ci yow gisuñ ko. jërëjëf Cheikh question boobu dinaa ci sawar a tontu loolu boo gisee mu demee noonu Bass Goumbala comme ni nga ko waxee woon Bass Goumbala syndicaliste la parce que ay principe lay demee moo tax bu fekkee peut-être dama nekkoon aussi li ngay wax ci réew mi ñu proposé ñu aussi loo xam ne nii tey ñu xam ne xel na ay élection locale la gox-goxaat la dañoo war a tànnal suñu bopp kon tey laaj na ñun ñu jël suñu disposition wërbatiku taxawul askan bi laaj na képp koo xam ne nii tey ñoo ko fi teg ñun ñoo koy tànnal suñu bopp looloo tax proposition boo xam ne nii defal nañ ñu ko te ñun du proposition bu baax dañuy taxaw temm ndax njëriñu askan wi moo ñu yëkkati looloo taxoon ñu wërbatiku
choisir kañ choisiroon defe ne moom moo ci boppam candidat bi gën fii ci proposition au lieu que ñu proposition di def ay parachutage loolu moo taxoon ñu jël suñu disposition yooyu ne tey du Idriss Seck mi mu bokkaloon parti mu doon sama président du aussi Macky Sall mi nga xam ne ni moom moo fi nekk président ñoo may tànnal ku may tànnal fii sama gox looloo tax ma jël samay engagement taxoo tem ne kii jiite sama gox ëllëg man maa koy tànnal sama bopp au lieu que ñu may ko tànnal loolu moo waral loolu. waaw wante yaa ngi ba léegi revendiquer sa appartenance à Rewmi. waa Cheikh appartenance à Rewmi parce que man je quitte le Rewmi parce que tey bu ma ñëwee nekk 18 ans ak Idriss Seck ñu wërbatiku tey enduré comme il le disait enduré d'une belle endurance ba dara dul woon dara ñu ànd ak moom jël suñu moyen ak lépp ànd ak moom pendant fukki at ak juróom-ñett 2004 ak léegi yàgg na kon ngor moo ñu ca bàyyi bu ñu wërbatikoo ba nga xam ne dara nekk na fa tey war naa mën a gestu suñu askan te xam ne tey askan wi lañ fi nekkal bu ñu demee ba nga xam ne ay intérêt crypto personnel moo leen jiite ñoom ba tax ñu bàyyi aussi donc seeni lignée bi ñu nekkoon dañuy wërbatiku ñu ne ci boppam xam ne kenn duñu tënk fu ñu neex ñu war faa mën a nekk te nekkal askan wi rek mooy li wóor moo tax ñu defee nii tey. bon à savoir kon loolu leer na ci askan bi Bassirou bu yàlla defoon tey nga nekk député ba dem fële ca assemblée nationale mën nañ xaar Bassirou Goumbala dans le camp de l'opposition dans le camp du pouvoir ou bien en tant que non aligné. waa xam nga damay wax ne jërëjëf parce que tey mën a ko képp koo xam ne nii nekkal na fi askan parce que au niveau de l'assemblée dama yaakaar ne askan nga fa war a mën a nekkal et non donc ay problème de parti parce que tey yaakaar naa bu la sa askan folee da nga war a mën a dem teewal sa askan nekkal sa askan représenter ko dignement boobu ëllëgee mu am confiance xam ne lim la dénkoon yaa nga ca loolu moo tax tey mënuma wax ne damay bokk au pouvoir damay bokk à l'opposition comme damay bokk non aligné loolu aussi moo tax ma wax askan wi moo may dénk askan wi laa fay teewal Cheikh. waaw sëñ Mansour xanaa kon rek ñu bàyyi la nga nuyoo te dugg ci waxtaan bi. jërëjëf sëñ Cheikh asalaamaaleykum mbokku auditrices et auditeurs yi asalaamaaleykum ñi ñuy suivre aussi si page Facebook yi et WhatsApp bi tout d'abord di nuyu bu baax gan gi sëñ Bassirou di ko jaajëfal si disponibilité am ak courage bi mu am ba ñëw fas yéene seq ak ñun ay laaj ak tontu di ko ndokkel ci candidature bi parce que tamit nag loolu dafa bokk ci dundu doomu aadama année sangam man bokkoon naa si ñuy jongante pour dem ci hémicycle ba ginnaaw loolu nag man daanaka damay jéggulu une fois encore xat-xat yi moo bari trop ñàkk mun a bañ a ñëw moo tax ñu teew fii ma si jégalu bu baax xanaa dañuy sóobu ci waxtaan bi rek comme fu ma la fekk noonu nga dugg fa laay tàmbalee mu di sëñ Bassirou mi ñëpp dañ ko xamee woon ci parti Rewmi mu doonoon ku ca xarañ ku ca sawar sax ba mu méttee trop mu des fa tamit ñëpp daanaka ñu bëri daw ñoom ñu des fa ba léegi d'un seul coup rek dégg Bassirou moo nga sa beneen courant naataange askan bi ma yaakaar may laaj Bas ndax loolu lu mu mûrir la préparer ko lu yàgg la ou bien circonstance bu jàmp la taxaw rek moo tax nga doxalee noonu lu tax may laaj loolu mooy di si fii nii bokk à travers le plateau de Géo FM la ñuy doog a dégg ne Bassirou kat man gelé naa génn naa ci parti Rewmi ndax loolu loo décidé woon la avant élection législative yi ou bien contexte bi moom moo waral décision boobu. voilà jërëjëf sëñ Mansour laaj bi am na solo waaye comme ni nga ko waxee rek ci contexte bi moo tax ma jël samay disposition parce que tey li ma la wax ñun bu fekkee dañuy wërbatiku di xeex ngir askan di liggéeyal ngir askan tey bu fekkee da ngay dem ngir say intérêt képp te bàyyiwoo intérêt askan bi
ñun nag askan wi moo ñu ñor sañ na ñoo taxaw tem wërbatiku gës suñu ginnaaw ànd ak suñu askan loolu moo tax ma defee nii. lu tax ma dugal laaj boobu moo di ndax parce que tamit ku nekk xam na ne si arène politique lañ nekk est-ce que ñenn ñi duñu avancer argument wu comme mer ngembu candidat mer ngembu lañ am en face. waaw mais Cheikh sëñ Mansour li ma wax rek lay wax xam nga tey kii ma àndal bi muy ñëw ci man dama ko wax lu leer ne ko tey mu ne ma ne ko tant que yaa ngi gestu sama askan damay ànd ak yow parce que man lépp lu may am sama askan moo ma ko gënal ndax kii sa di syndicaliste xam nga ne askanam rek da koy fàttaliku parce que intérêt général lay doxul ay intérêt individuel wala intérêt crypto personnel loolu moo tax bi mu ñëwee moom dama waxtaan ak moom ne ko du ndombay tànk moo tax ma ànd ak yow du cër moo tax ma ànd ak yow waaye damaa bëgg bu may ànd ak yow ëllëg sama askan mën cee gis boppam moo tax ma wërbati ko fas yéene ànd ak yow heure bu ma demee ne ba nga xam ne sama askan gisu ca boppam parce que la nga waxoon dogoo ko moo ne nekkoo ko ba sama askan gis ko sañ naa aussi choisir képp koo xam ne dafa taxaw pour sama askan loolu moo tax sama askan rek mu ñor ma man naan nag sëñ Bassirou ñu seetlu nag si arène politique bi c'est souvent suñuy seetlu gars yi suñuy transhumé dañuy dem si parti yi nga xam ne dañoo am doole am représentativité bu am solo fii si réewum Sénégal kii yi ñuy gis yëpp loolu la yow nga tànn koo xam ne ku daanaka waxuma ne ku bees la si arène politique bi parce que daan nañ ko dégg si yeneen i kuréel ak si yeneen i coalition mais mu ber lang boppam bees doon ku mbër mu bees si kii bi est-ce que loolu noonu ubbi na say chance pour li ngay yóotu yow nga mën say jot. waaw sëñ Mansour kontaan na xam nga tey dañu bëgg changement dañu bëgg lu bees moo tax tey ñuy ut lu bees loo xam ne nii aussi par intime conviction moo tax ñu demee ni tey. ça ne veut pas dire que ñëwuñu li ma la waxoon pour des intérêts crypto personnes bu doon loolu kon damay dem fa nga xam ne nii fa la lépp nekk fa la lépp taxawee waaye képp koo xamee da nga war a ànd ak sa askan yaakaar naa tey ay principe moo tax ngay ànd ak moom ak ay idéologie moo tax ngay ànd ak moom waaye du problème mu intérêt moo tax nga war a ne man mii kat coalition bi dëgër na war naa mën a ànd ak moom ça veut dire que problème mu gëm-gëm la nit da ngay gëm sa bopp yaakaar sa askan ginnaaw yàlla ak yonent bi moo tax ma wërbati ko doxee nii loolu rek moo tax tey ma am yaakaar ci Cheikh Alassane Sène wërbatiku ànd ak moom. très bien sëñ Cheikh bala ma laa delloo kaddu gi dernier laaj bi c'est par rapport ak candidature bi parce que candidature bi dafa am solo trop si candidature yi sax mun na basculer un peu le vote des trucs c'est-à-dire dama bëgg a laaj foofu pour une dernière question ndax Bassirou dafa tànn Cheikh Alassane Sène parce que foofu la yaakaar ne danañ ko investir ou bien daf ko tànn parce que dafa bëgg a ànd ak moom. même suñ ko investir woon. sëñ Mansour xam nga wax nga ko bas guma la fii ngir gi neew kenn umpalewul ne politique bi muy politique de valeur la wax naa la ko politique de principe la du koo xam ne nii ku ñuy laam-laamee su ne nekk na su ne nekkul tey mu naa mën a ko su may ànd ak moom li ma la wax la pour yaakaar ne tey li fi nekk tey mun naa war nañ ko fee mën a jëlee andi loo xam ne lu bees la loo xam ne askan wi dana ci gis boppam moo tax tey ñu wërbati ko ànd ak moom. voilà sëñ Bassirou dañ gis ne da nga nar a jàkkaarloo coalition yu mag te coalition yooyu yëpp dañ seetlu ne ci seen élaboration liste yi dañ am ay problème ndax ñi parité bi respecté wuñ ko ñu annulé seen bii liste ñee ñu annulé seen bële liste am ñeneen également ñu namoon a bokk te seen parrainage permettre leen ñu bokk ñu gis ne naataange askan wi léppam dafa daal di yomb rek lan moo justifier loolu. waaw sant yàlla sëñ Cheikh ñun kat dañoo bëgg ci boppam comme niñ ko tuddee naataange askan wi mais mu wuy suñu ba lépp yomb ba nga xam ne askan wi dañ cee mën a gis seen bopp kon alhamdulilah ba nga xam ne lépp dafa yomb tey ba suñu liste mënoon a jàll mais ñi nga xam ne nii tey da ngay wax ne donc seen liste yi dañoo amoon jafe-jafe. mais li ma la war la xëccoo bee mu bari ku ci nekk ne tey boo ne man maa war a jiitu alors que keneen ki ne maay jiitu mais xëccoo dana fa bari parce que tey mën a am mën a ko xëccoo fu mu am rek na la wóor ne souvent am na ñoo xam ne nii nag parfois dañuy xëccoo mais am nañ gëm-gëm buñ demee ba xam ne nii tànn ñu leen par démocratie
waaye tey da ngay gis ñoo xam ne nii du par démocratie par intérêt moo tax ñu indi leen teg leen ñuy xëccoo loolu moo tax tey xëccoo bi di bari ci yeneen coalition yi te aussi n'oublions pas que coalition yooyu aussi c'est une coalition jeune fu ay ndaw nekk itam xëccoo dana fa bari parce que ku ci nekk day bëgg a jiite waaye nag jiite dafa war a laaj ci boppam ay critères yoo xam ne nii war naa tax tey lépp loo xam ne dénk nañ la ko commission nga war ko mën a régler uniquement pour l'intérêt de la population. sëñ Bassirou man li ma ci jaaxal mooy période bi nit ñi di jóg di wut ay parrainage dugg fii génn fii ñi ngi doon yëg ñëpp mais génge ne ñun dégguñu woon fenn fu ñu waxi naataange askan wi liggéey boobu nan ngeen ko defee yow est-ce que travail de recherche de parrain yooyu wutoon nga ko bokk nga ci ak est-ce que également bi nga demee bañ investir la installé nga ay comités électoraux ci yenn goxaat yi nekk biir Guinguinéo département. waaw jërëjëf Cheikh xam nga li ngay wax ci parrainage bi xam nga dafa am ñoo xamee dañoo nekkoon di liggéey man feeñu ma ci loolu moo waral tey suñ parrainage bi nekk tey parce que ña ca doon liggéey man liggéeyu moon ci wàllu parrainage boobu loolu moo tax tey en tout cas pour ma leeralal leen ne leen man liggéeyuma ci parrainage boobu tey yaakaar la ñu am ba wërbati ko investir moom ma ànd ca loolu. waaw loolu leer na man Cheikh tamit bëgg naa mu dellu si tuuti si parti bi nga xam ne moo ko investir naataange askan bi muy lu bees ñu bëri xamuñu ko sëñ Bassirou dama yaakaar ne pour convaincre nit ñi mun nga leen a defal sax au moins une petite présentation boo xam ne ci liste bi nga bokk ka jiite ak maanaam parcours am ci wàllu politique ci wàllu leneen lu muy liggéey parce que tamit nit sooy falub liste laaj na nga xam ñii ngay fal ñan lañ au moins. sëñ Mansour léegi wax nga ko de ci sa wax bu njëkk da nga ne Cheikh Alassane yàgg nañ koo dégg waaye dégguñu ko nii ci terrain politique bi effectivement. li tax déggeewuñu ko nii mooy moom wàll gi mu féete parce que donc n'oublions pas que kilifa diine chef religieux la kon tey ñi nga xam ne nii dañoo def seenu yitte politique pour toujours moom fekk ko ci parce que am na leneen loo xam ne ci lay nekk kon donc ki nga xam ne kilifa diine la yaakaar naa yitte askan moo ko war a yëkkati mu war caa mën a taxaw looloo tax mënul am jot fu mu toll nekk ci arène politique bi li ko poussé tey mu wàcc ci arène politique bi dane damaa toog xam ne jafe-jafe yi bari na askan mi metti na moo tax tey mu naa mën a ko man la may am du pour assemblée mu naa mën a ko tey dama bëgg tey de telle sorte ko wax dëgg yàlla askan wi mën cee gis boobu moo tax ma wëlbati wàcc ci terrain bi tey pour jafe-jafe yooyu mën a saafaru tey su ma koy ànd ak moom peut-être li ma wax rek ay conviction la ñëpp ñi nga xamee dañoo ànd ak seeni leader politique yaakaar moom la ñu am ci bon waaye au fond mënuñu laa parce que tey mën a ko kenn mënta comprendre da ngay ànd ak nit mu wërbati ko la nga doon am yaakaar tey loola tey dégg waaye du tey yow mi nga xam ne dangaa ànd ak moom sa gëm-gëm gi nga amoon nga toujours continuer ak gëm-gëm googu loolu laay ñaan parce que souvent damay faral di wax ni képp ku may ñaanal sax dama lay wax ne la ñaanal ma ba bu ma bew parce que tey mën a ko da ngay gis ñu jël nit jox ko nguur mu wërbati ko bew loolu moo tax toujours damay ñaan ngeen ñaanal ma aussi donc ba bew bu am loolu moo tax daal ma wax loolu daal jërëjëf. waaw sëñ Bassirou dañoo génn ci benn législature bu jeex ñu gis ne ci législature boobu amoon na honorable député Mandiaye Kébé moom la Guinguinéo tànnoon ngir mu représenter ko fa. ñu gisoon na également l'honorable député maire Soxna Rokhaya Diouf ma nga fa woon ci liste nationale PDS ñu bëggoon xam ban appréciation nga am ci législature bi de manière générale ak également ci présence ñaari doomu Guinguinéo yooyu nekkoon ca assemblée nationale. waaw xam nga foofu d'abord li may njëkk wax ci jàngat bi mooy honorable député Adja Rokhaya Diouf nañu bàyyi xel ne liste nationale lañ dem liste nationale ak ki dem donc li ñuy wax gémmiñu gaynde bokkul mooy départemental kooku la ñuy wax gémmiñu gaynde kooku mooy ki nga xam ne ni askanam moo ko wóolu moo ko tànn moo ko doy mu wërwati war koo teewal ca pencum ndaw réew ma kooku nag bu ko askanam tànnee dafa war a mën a teewee plénière bu am mu war a mën a dem ca plénière ba assisté ko
tey mun naa mën a ko wëlbatiku jël préoccupation askan wi département bi dem téye ko foofu wax ko fa parce que foofu lañ ko war a mën a joytoo au retour mu dellu si waat ñëpp xam ne kii kat li nga xam ne nii tegoon nañ ko fa pour mu mën ñoo àggalee suñuy jooy mun naa mën a ko àggale na ko fa wala peut-être au moins feral na ko loolu moo tax tey ki nga xam ne nii tey da nga koy wax parce que ñoo ko choisir mu doon donc député département bi muy donc honorable Mandiaye Kébé moo tax tey ma fipp ma ni tem daal ne tey mun naa ki nga xam ne dañ koo tànnaloon ñun ñii tey wërbati ko amoon yaakaar jox ko mu wërbati ko ne tey mun naa mën a ko taxawul kenn mënta umpal ne Mandiaye Kébé mës naa taxaw assemblée nationale ba plaider donc gée ngi new département kenn mënu koo wax fii kon tey suñu wërbatikoo ñu nit la jeunesse ñu taxaw jël suñuy destin en main te ba ñu jël Mandiaye Kébé c'est ce que je demande à tout le monde de faire parce que tey booy dem pour say intérêt te demoo pour intérêt donc askan wi dañoo wërbati ko tegg la fa parce que askan wi mooy fal loolu moo tax man je dis bel et bien que ñekk bu kenn woteel Mandiaye Kébé je le dis haut et fort parce que par intime conviction parce que loolu laa gëm que ça soit man ma gagné que ça soit ma bañ a gagné mais je fais appel à tout le monde à ce que tout le monde ne votera pas donc pour Mandiaye Kébé parce que tey mun naa mën a ko askan wi moo ko fi tegoon te taxawuloon askan wi intérêt moo ko taxaw. très bien sëñ Cheikh da nga may foofu ma dugal ab question rek parce que contexte la ñu waxoon sànq te contexte moom mooy lay taay suma laaj bi contexte bi moo la indi si nga génn ci coalition boobu nga xam ne Mandiaye Kébé moom lañ investir bëgg bersa yoonu bopp maanaam muy nattaange askan bi est-ce que su contexte boobu favorable loon à sëñ Bassirou Goumbala tey jii du am gêne pour defal campagne Mandiaye Kébé moom. waaw xam nga damay faral di wax ne sëñ Mansour liggéeyal sa bopp liggéey askan wee ko gën tey muy man muy keneen laa yamale su fekkee dafa taxaw temm pour ñu xam ne kii mi ngi liggéeyal askan wi man je dis tout le monde à ce que ñu voté ko. non je veux dire que si tu étais resté dans la coalition waaw. non li ma wax xam naa ko. dama ne la. ñun askan wee ñu ñor. ku liggéey askan dama naan nañu ànd ak askan wi. parce que kooku moo liggéey askan. waaye kii dafa liggéeyul askan moo tax ma ne donc le contexte n'est pas favorable. d'accord même si tu étais resté dans la coalition. waaw mais li ma la wax bu ma nekkoon aussi ci coalition bi li ma la wax rek parce que damay koo xam ne nii li ma la wax du ma koo xam ne dama jël buum yeew sama baat di jox kenn lii nee na la élection législative comme élection municipale ay élection gox-goxaat la nañu bàyyi baat bi ñuy choisir librement ki nga xam ne ni am nañ yaakaar am nañ ci moom confiance te yaakaar nañu bu ëllëgee mu jël seen préoccupation en charge yóbbu ko fa mu ko war a yóbbu loolu moo tax ma ne man dama ne man Serigne Bassirou Goumbala kenn du jël buum di yeew sama baat di xëcc fu la neex koo xam ne nii moom lañ fi teg muy lu gën ma ànd ak moom bu gënul damay taxaw tem ne du ma def loolu moo ko war. waaw sëñ Bassirou dañu am habitude fii ci Sénégal di seetlu ne façon candidature yooyu comme yi lay samp tey bu amee au finish li ñuy gis mooy tête de liste majoritaire ba souvent moom mooy bénéficier des suffrages yi nga xam ne représentants yi mu tànnoon au niveau des départements engrangé nañ ko. gis nañ le cas ak maître El Hadj Diouf gis nañ le cas ak Bës du Ñakk mën naa ci lim yeneen ak yeneen yoo xam ne voilà nit ñi dañuy xeex ci gox-goxaat yi duñ gagné benn département mais buñ boolee suffrage yooyu ñu am yëpp tête de liste nationale ba majoritaire ba rek moom moo ci bénéficier est-ce que ragalu leen loolu également. waaw jërëjëf Cheikh loolu bokk na ci li nga xam ne nii man maa ngi koy xeex. parce que moo dul yoon li ñu koy xeexee mooy li ma wax toujours parce que je l'ai dit donc à notre coalition pour wax leen ne leen ni ñu mënee éliminer loolu mooy faire de telle sorte que les listes majoritaires ñu koy éliminer pour l'Assemblée nationale ñu bàyyi liste départementale yi ñuy dem te alors que loolu mooy li nga xam ne mooy indi aussi indépendance au niveau de l'Assemblée nationale parce que képp koo xam ne donc départemental la dem goxam tànn ko bu àggee dana mën a teewal askanam parce que xam na ne bu ëllëgee mi ngi ñëwaat loolu moo tax man ma demander à ce que tout le monde ñu éliminer liste donc nationale yi sinon mooy liste majoritaire yi ñu éliminer ko au niveau national au niveau de l'Assemblée nationale. lu tax mooy tey bu ñu ko bàyyee noonu képp ku toog aussi faveur am lay doon parce que indépendance bi ñuy xeex au niveau de l'Assemblée mun naa mën a ko dootu fa am parce que tey boo jiitoo
nekk tey yow yaa gagné mun naa mën a ko tey li nga jiitoo ñëpp dañuy topp sa gannaaw te da ngay amaat majorité la la neex ngay wax la la neex ngay bëgg yaay buur yaay bummi moo tax man demander à ce que donc toute la population sinon tout le pays à ce que aussi ñu xeex loolu de telle sorte que les listes nationales sinon listes majoritaires yi au niveau de l'Assemblée ñu dindi ko. Très bien waaye liste départementale. sëñ Bassirou foofu noonu am na laaj bu mu bëggoon a laaj c'est-à-dire suñuy xool sax les conclusions des assises foofu la jëmoon daanaka moo di si gox-goxaan yi ñuy député yëpp ñu leen di falee ci gox-goxaan yi mais ndax yow sëñ Bassirou Goumbala acteur politique bi nga doon yàgg ci scène bi te natt nga bu baax suñu démocratie mu réew ak suñu vie politique ni muy doxee ndax système boobu système bu wóor la du moment que ñu ngi koy wax nii mais est-ce que suñu culture démocratique d'après li ñuy gis fii ci arène politique bi acteurs yi di ko doxalee est-ce que suñu culture démocratique may nañu ñu am une cohabitation bu mel noonu nga wax cas de figure boobu nga wax avec un climat très apaisé pour que les choses marchent très bien. waaw sëñ Mansour man li may wax toujours rek sama gis-gis la sañ nga am sa gis-gis nga wax ko yaakaar na boobu mooy bi gën mu gën ndax mënoo ne sama bos képp mooy bi gën waaye nag am naa sama vision yaakaar ne tey mën a ko loolu bu ñu ko defoon éliminer les listes majoritaires naa mën a ko yaakaar naa ne tey képp koo xamee di nga liggéey yaakaar naa ne da nga bàyyi xel sa askan parce que tey askan wi moo la fal boo demee taxawuloo askan wi askan wala fal bu boobaa au retour bu ëllëgee ñu sanctionné la loolu mooy tax li may wax képp koo xamee tey teg nañ ko fa mu am indépendance boppam xam ne tey bu fay toog askanam la représenté waaye représenté wu fa ay Cheikh Tidiane Diop comme je dis représenté wu fa aussi ay Aziz Diop dafa représenté donc askanam pour bu ëllëgee askanam mën cee bénéficier wu loolu moo tax ma wax loolu c'est l'idéal mais lu tax ma relancer waat question bi ñun nu ñuy dundee politique bi fii ci Sénégal yaakaar nga ne du doon handicap pour kii boobu bipolarité boobu nga xam ne day am ci kii bi mais Mansour du am handicap li ma la wax la rek kon yow vie politique bi nu muy doxee nii xam nga tey baax na non ça veut dire que dama ne bu ñu éliminer liste yi laa la wax majoritaire yaakaar naa liste départementale yi rek nga xam ne ku ci nekk sa gox moo lay fal boo demee da nga war a mën a teewal sa gox lu tax ma préciser waat ko lu tax ma kii ko mooy dualité boobu nar a am entre la législature et l'exécutif yow amoo ci benn crainte waaw xam nga tey li may wax entre législature et l'exécutif waaw non xam nga tey damay wax ne su fekkee liggéeyoo rek waxoon naa ko fi léegi soo liggéeyee da ngay am confiance si parti exécutif bi waaw non ça veut dire que déggoo li ma la wax dama ne la ci exécutif boo fi liggéeyee tey loo teg comme projet de loi bu fekkee gëm-gëm na arrangé na askan wi ñoom ña fa nekk mun naa mën a ko dañ koy voté mais bu fekkee aussi la nga teg liggéeyoo pour ñu xam ne sa propre intérêt moo tax nga teg ko mais nit ñi duñ ci d'accord loolu foofu moo tax ma ne donc indépendance bi ñu war a bàyyi donc assemblée moo tax ma ne nañ éliminer liste majoritaire yi jërëjëf waaw xam nga dinaa dellu si tuuti un peu si li Mansour doon junj xam nga dañ gis quelque chose d'inédit actuellement mooy l'intercoalition dañ gis ñaari coalition yu mag a mag daal di def benn façon coalition boo xam ne ñun bokkul ak bi ñu am habitude di gis ñun dañ daan gis ñu bëri bokk doon benn liste mais bii dañ gis ne dañoo bokk soto ñu ne dinañ fexe ba régime bi nag au pouvoir du am majorité nulle part gox buñ dem rek dañuy seet ka fa tane ci ñoom ñu jàppale ko soto ñi fi nekk seen objectif mooy fexe am majorité assemblée nationale buñ amee majorité imposer au pouvoir une cohabitation xam nañ ne Sénégal régime présidentialiste moo fi am c'est pas un régime parlementaire ça veut dire que dañoo renforcer trop pouvoir président de la République est-ce que yaakaar nga ni député opposition bu majoritaire mën na imposer à l'État benn doxalin bu wuteeg bi fi nekkoon. Cheikh dama yaakaar ne état nag askan wi la fi nekkal kon tey bu fekkee peut-être ñun on fait appel à la cohabitation
tey yaakaar naa su fekkee jugoo itam li may wax pour say intérêt képp war nañ tey lépp loo xam ne ni au niveau donc de l'Assemblée décidé nañ ko fa nga war caa mën a ànd bu fekkee da nga yaakaar ne dañ laa dénk nga am yéene pour liggéeyal sa askan te alors que askan wi ndaw ñooñu pencum ndaw réew mi ñooy téye ñi nga xam ne nii ñooy askan wi kon tey bu askan wi taxawee xam ne donc askan wi moo fa ëpp ne lii la ñu bëgg yaakaar naa it war ngaa mën a doxee ca la nga xam ne nii askan wi en grande partie parce que loolu la ñuy wax démocratie. waaw mais est-ce que également opposition parlementaire boobu dina pare soutenir benn projet boo xam ne dafa jóge ci état bi ñu teg ko ci askan ci assemblée. xam nga Cheikh li ma wax par intime conviction man laa wax tey bu ma nekkoon tey à l'opposition yàlla xam na ne wërbatiku ci boppam comme nii ma nekk coalition naataange askan bi wërbatiku état bi teg projet de loi boo xam ne yaakaar ça arrange donc la population dama koy voter sans demi-mesure parce que li may wax man nee naa la askan ma yëkkati foofu kuñ fa yóbbu war ngaa mën a teewal waxta aqulaayi taala pour sa askan tax moo tax ma lay wax li bu fa état bi tegee lu baax rek damay wërbatiku voter ko parce que xam naa ne inter askan lay doon. sëñ Cheikh man de am naa série question mais question yu gaaw lay doon xam naa sëñ Bass jàngalekat la xam na les questions fermées que sëñ Bassirou ñu seetlu na si hémicycle bi dafa am groupe parlementaire yu nga xam ne ci wàllu nguur ga lañ jëm groupe parlementaire benn la sax bu jëm si nguur gi am na beneen boo jëm sa ku jëga am boo xam ne ñoo xam ne ñoom ay noonal li ñeleñ yéen seen coalition su yàlla defee ñu tabb leen ñu fal leen député fan ngeen ci jëm. waaw xam nga lépp loo gis rek waxtaan la. fan la sa xel may bopp. sama xel fii ne nii tey. waaw non aligné yi la ñu ne. te non aligné yi. sama xel. foofu la nekk moom. très bien beneen question bi moo di seetlu nañ ci culture daanaka doxalinu as hémicycle noonu lay demee député yi ñoom ci groupe parlementaire yooyu la ñuy dépendre maanaam daal rarement nga ci gis groupe député boo xam ne dafa waroo gis-gis ak groupe parlementaire ba lu mu décidé ndax sëñ Bassirou même type de député boobu la ñu war a continuer di am wala yaakaar nga ne ab rupture mun na am foofu c'est-à-dire sa groupe parlementaire jël benn position nga xam ne yow position bii kat doonul bu gën ci askan bi nga ne leen groupe parlementaire bi man duma leen topp ci lii député yu am sañ-sañ boobu bariwul ci Sénégal gi. jërëjëf sëñ Mansour li ma waxoon rek dama koy rafetluwaat parce que mi ngi dellu si waat ci li ma waxoon rek man dama ne la je fais la politique par conviction fu mu mënti nekk su fekkee man mënuma faa am sama liberté d'expression sama gëm-gëm di ko wax naa mën a ko je préfère ma génn fa parce que tey nee naa la du problème de parti problème de personne la quelle personne faut-il mettre est-ce que tey nga yaakaar ne tey bu ñu demee pour l'intérêt du parti suñ ko defee est-ce que duñu yàqule wala déet parce que tey bu ñu demee dañuy dem ngir intérêt à parti wërbatiku fàtte intérêt askan te nee naa la tey bu ma demoon ñu wërbatiku wax loo xam ne nii tey au niveau de la coalition tey ne lii la ma wërbatiku wax ne leen lii ànduma ci bu ñu wërbatikoo bu ñu defee donc je fais le contraire. très bien parce que li may def dama ne la. yàllaa tax ma koy wax. yàllaa tax ma koy def leneen taxul. seetuma Cheikh Tidiane mu toog nee naa seetuma Aziz Diop mu toog. parce que loolu laa gëm. xam nañ ko si yow sëñ Bassirou laaj bu mujj bi bala maa delloowaat Cheikh kaddu gi moo di sëñ suñu gisee yow si liste majoritaire bi nga dem maanaam départemental daal raw gàddu ga. Gueule du Lion yaa ko fa tudd léegi wala waaw majoritaire mooy raw ga mooy géy mënu gaynde gi moom laa lay wax noonu maanaam askan bi si boppam moo lay fal ci département bi ñu nekk muy ngir ngi neew ñu xam gis ne ab course bu métti moo nekkoon ci diggante ñaari coalition yu mag a mag mu di Yewwi Askan Wi ak wàllu sax mun nañ ko wax ak Benno Bokk Yaakaar maanaam yow est-ce que du yow yaa ngi wax Gueule du Lion est-ce que du maanaam ci gémminu ñetti gaynde nga nar a sóobu fi mu toll nii est-ce que foofu yokkar nga fa am ay chance de percer. sëñ Mansour. da nga xam ne kii toog fii jàkkaarloog yow di jàkkaarloog askanam département am gaynde la. kon yaakaar naa
gaynde warta mën a wan moroomu gaynde. dëgg la mais en un temps record temps bu gàtt bi est-ce que sëñ Bass installé na fi ay comité yu ko war a mën a dalal xelam wóor ko ni représentativité bu mu soxla am na ko pour jonganteeg ñooñu. ñetti ponkal lañ de du ñaar duñ kenn. sëñ Mansour da nga wax ponkal moom. li ma la wax toujours rek yàlla la. man loolu laa gëm. mais dama lay wax ne la nit installé na ay comité te alors que dañ koy dóor yu metti parce que da ngay gis ko installé ay comité alors que ci boppam comité yi sax duñ ko woteel dafa am moo tax ma ne la li am solo en politique c'est la conviction. Ce sont les principes les idéologies loolu moo ma animé moo tax ma lay wax ne la ngin gi neew ak askanu ngin gi neew département am nañ yaakaar ci Bass Goumbala ci li ma la wax parce que Bass Goumbala mësu leen a wax loo xam ne ni teguñu ci bët mësu leen a wax loo xam ne nii lu mu teggi ak lu mu gëmul la loolu moo tax ma def appel à tout le monde à ce que tey ñu ñëw fekk ci sëñ Bassirou Goumbala ci lii mu wax waaw sëñ Bassirou yaa ngi sàkku baatu askan wi ngir teewal askan wi fële ci assemblée nationale buñ la faloon tey yàlla def ko lan nga yaakaar ne mooy priorité yi nga xam ne boo demee woon foofu di nga yëkkati sa baat ngir ñu tenir ci en considération pour njëriñu ngin ngi neew département. jërëjëf Cheikh Tidiane wax li may wax rek donc je l'avais noté parce que samay d'abord ambition la pour l'Assemblée nationale et aussi aux autres institutions parce que wax naa la ne la tey suñu fa demoon aussi dama naan la ñun daneen fexe ba assemblée bi tey am muy assemblée bi pouvoir législatif bi am donc indépendance am ñuy dégg naan pouvoir législatif foo ko dégg rek indépendance la ñu war a njëkk a xalaat. La séparation des pouvoirs. donc tey loolu aussi bu ñu ko defee daneen xam ne itam war naa mën a taxaw tem di contrôle action gouvernement bi nga xam ne moo fi nekk war na aussi tem taxaw di voter li nga xam ne nii loi yi nga xam ne nii mooy li gën pour askan wi ñu wër bati ku nekk ca bu ñu ci jógee Cheikh surtout tey man li ma la wax nee naa la faire exécuter pleinement donc ma fonction au niveau de l'Assemblée mooy tey lépp loo xam ne nii sama askan taxaw na ca mooy tey umpalewul ne surtout au niveau de Guinguinéo yow d'abord xam nga ne kenn umpalewul ne am nañ ay infrastructure fii tey infrastructure yëpp mu ne mën ko def ñu coûté cher surtout coûté donc à l'État donc mu ciy fay loo xam ne ni tey mënoon naa ñàkk tey ay contrat rek la ñuy def ak état bi tey yaakaaroon naa ne tey waroon na buñ la defee nga doon député boo demee war ngaa mën a wax de telle sorte que état bi moom it lii nga xam ne mi ngi ñëwee di ko def ay contrat mu wërbati ko tabax ko fii ay infrastructure yoo xam ne nii tey bu ëllëgee ñoom tey je peux citer le cas donc du tribunal départemental Guinguinéo mun naa mën a ko dañoo wërbati si ko sax di ñu abal pour fu ñu nekk kon tey mun naa mën a ko dama lay jox loolu regardez donc côté de la jeunesse stade départemental digne de son nom sax mënuñu koo am tey bu ñu waxee ñoom ñuy ping pong tey mun naa mën a ko ñoo ngi naan ñu ay projet la état bi projet bi nga xam ne ni donc mooy olympique et de suite moo olympique Olympe Africa moom donc projet bi moo ko yor mi ngi ci loxo mais dañ lay wax ne le purement politique la dafa tey mun naa mën a ko jeunesse bi ñoom it am nañ loo xam ne ni wax dëgg yàlla foo xam ne nii war nañ faa mën a épanouir moo tax may wax loolu tey mun naa mën a ko tey département bi waroon nañu mën a am li ma wax stade digne de son nom tey mun naa mën a ko tey umpalewul ne tey yaa ngi dox ci dëkk bi wala di dem ci àll bi sëñ Mansour mun naa mën a ko xàll yi sax des na am foo jaar sax da ngay am problème de telle sorte que tey inondation bu ñëwee mun naa mën a ko tey mun naa mën a ko ci yoon wi ngay des doo mën a jàll sëñ Mansour tey mun naa mën a ko umpalewul tey mun naa mën a ko sëñ Mansour affaire vol de bétail yi mi ngi fi tey surtout au niveau département de Guinguinéo càmm gi ak mun a mën a ko éleveurs yi dañoo sonn parce que lépp loo xam ne man mii di wax yow mën a ko munuma sax ñemee yar ak jur parce que bu ma yaree ñu sàcc ko mais loolu loo xam ne war nañu mën a taxaw tem wërbatiku voté au niveau de l'Assemblée de telle sorte que tey ñu criminaliser donc les vols de bétail képp koo xam ne nii sàcc na
mun naa mën a ko nit ki am yaakaaram jël ay bien investir ko nga wërbati ko am ci yaakaar nga wërbati tëdd ba guddi nga ñëw ronket mun naa mën a ko nañ waxante dëgg tas yaakaar la loolu dafa neexul kon war nañ cee mën a taxaw tem moo tax ma wax loolu beneen bi li nga xam ne nii tey dama koy faral di wax mooy tey viol bi nga xam ne ñoo ngi koy faral di wax sëñ Mansour damay taxaw pare képp koo xam ne nii tey violé na ñu wërbati ko moom i taxaw tem daan bañ ko war a teg ñu teg ko tem waaye nag bu may wax na viol dafa am ci góor am ci jigéen jigéen ñaa ngi violé góor ñi comme góor ñi ñu ngi violé jigéen ñi parce que tey mun naa mën a ko boo nekkee jigéen da nga war a sol lu décent ba nga xam ne boo génnee xelu nit ñi sax du nekk ci yow dafa am solo waaye tey bu fekkee da ngaa sol gàtt romb ay góor lañ ñoo ko mais yaa ko provoqué dañuy waxtaan wax dëgg ca la mais il faut aussi ñu waxtaan li nga xam ne ni au niveau de l'Assemblée ñu koy wax te muy dëgg tax moo tax ma ne tey loolu aussi war nañ cee bàyyi xel parce que bu ñu nee viol rek dañuy tëb ca ku góor ka la ñuy attaqué kon tey war nañu waxtaan ak jigéen de telle sorte que ñoom it buñ defee yenn comportement yi ñu teg leen ay daan moo tax ma wax loolu kon nag war na ci góor war na ci jigéen loolu moo tax aussi ma ne donc dana apporter loolu ci contribution sëñ Cheikh si vous me le permettez wax nga ko sànq waxoon nga ko sa njëlbéen wax ne ay proposition de loi bokk na ci cër bi nga xam ne moom la ñuy xaar ci député bi man de li nga fi wax ni rafetlu naa lool projet de loi boobu jëm ci wàllu vol de bétail bi maanaam loolu dafay nasaxal suñu élevage si am réew te élevage Mansour da ngay ànd ak moom ci criminalisation vol de bétail est-ce que xawul déedéet kii bu ma si de pour renforcer la loi c'est que dama ko bëggoon wax ne loi bi existe na fi nan lañ koy defaraatee ba mu jàkk waaye ci loolu lépp man jàngat bi fi def yëpp man dama déggul yeneen secteurs yi dara benn maanaam benn proposition wala xalaat boo xam ne waroon nañ ko xalaat sax jibal ko si assemblée ba àggale ko su dee mën nañ ko dañ koy voté ñu voté ko si li nga wax yëpp si élevage boobu la yamagum yeneen secteurs yi moom xanaa dafa la intéressé wul ou bien nu muy doxee fi mu toll nii dal na sab xel si lu ma yàpp dafa mel ne jàngalekat yi ñoom fi mu ne ci laa bëggoon a ñëw nag Cheikh Tidiane heureusement ci laa naroon na ñëw ci bismillah parce que le secteur de l'éducation ci laa naroon ñëw xam nga dama joxoon benn exemple rek moo tax waaye li ma la mën a wax mooy fi ñu war a teg baaraam ak la ñu war a défendre bari d'abord mun a mën a ko secteur bi nga xam ne dañ cee nekk parce que éducateur la enseignant la tey mun a mën a ko tey kenn umpalewul ne éducation actuellement compétence transférée la dama lay jox exemple ci misaal bii nga xam ne nii am na ci CDD bii passé CDD bii passé ñu xam ne ñëpp xam nañ ne donc éducation compétence transférée la IEF bi taxaw na di demander au maire à ce que tey ñu def benn participation les représentants des maires les adjoints et maires amul benn engagement boo xam ne ñeme nañ ko faa jël. voilà c'est dans tout ça. waaw moo tax lay wax ne la pour kii la pour gën a leeral question bi rek c'est-à-dire secteur yi nga xam ne dañoo am problème yan loi lañ war a voter pour que mu joyanti régler problème yooyu. xam nga tey. li ngay wax nii ni mu amee Guinguinéo noonu la amee Kédougou noonu la amee Vélingara noonu la amee Nioro noonu la amee feneen ak feneen ak feneen maintenant suñuy vote loi c'est pour tout le Sénégal. du ab loi boo xam ne c'est spécifique à Guinguinéo mais problème yi ñuy jànkonteel si secteur éducation si secteur santé secteur énergétique secteur nangam bu nekk ban fa loi lañ war a voter ci assemblée ba nga xam ne dina mën a régler problème bi. waaw xam nga tey li nga wax léegi. Commençons par cette éducation ce problème de l'éducation. waaw xam nga tey li ma wax toujours rek ji nga tey war nañoo mën a def ay assises. yii yàgg nañoo defee assises. mais assises yi ñu def lépp luñ jël dañ koy tënk sànni. dañ koy jël tënk sànni. mais am na ay conclusions. war nañoo mën a wootewaat li nga xam moo gën ci conclusion ñu jël ko continuer liggéey bi. ndax gënul yomb député bi dem jëli assises yooyu ñëw tegaat ko ci taabal ji. waaw non mais yoon la. ok non yoon la li nga wax nii. parce que nee naa la député warta toog ak loxoy den dafa war a gëstu ji. tey mu secteur yëpp mu xam seen i jafe-jafe pour mën koo teg te fa mu ko war a teg moo tax ma wax la lii tey. tey su ma wërbatiku ne la assise dafa war a am. ñu wërbatiku tey li nga xam ne mooy li gën ñu jël ko teg ko ca pencum ndaw réew ma ñu mën koo voter pour l'intérêt donc de la population moo tax ma wax loolu ne assise war naa mën a am.
loolu moo tax. très bien tey ci côté bu mu mënti doon. que ça soit donc domaine dans la santé domaine sanitaire mu naa mën a ko tey gis nga ko pëccëxoo gi am na jooytu gi am na waaye tey mu naa mën a ko tey li ñuy wax ci secteur éducation moo am ci secteur santé tey mu naa mën a ko lépp war nañ koo mën a stabiliser waaye nag aussi fexe de telle sorte que tey ñu indi ay résultats mais ni ñuy indi ay résultats sëñ Mansour mooy faire de telle sorte que tey enseignant bi nga xam ne dafa nekk ci biir classe am du am ab jafe-jafe ci biti parce que dana mën a régler satisfaction totale pour mën a toog gérer ay xale. mun naa mën a ko secteur de l'éducation secteur donc de la santé ki nga xam ne ni tey moom it aussi c'est le même cas à à l'enseignant ki nga xam ne dafa nekk ci secteur boobu aussi si donc ces problèmes donc ne sont pas satisfaits mun naa mën a ko moom aussi du am sax xel mu dal de telle sorte que tey naa mën a ko dana mën a liggéeyal askan na mu ko war a mën a liggéeyee. moo tax tey képp loo xam ne nii surtout ces secteurs là luñ leen mën a satisfaire ñu satisfaire leen aussi donc le mieux moo tax may wax loolu. sëñ Bassirou Cheikh tu me le permets si parce que suñuy xool Sénégal jafe-jafe yi bari na trop mais jafe-jafe bu gën a graaw mooy jafe-jafe sociétal ñun on a une société boo xam ne day jànkonteeg mutation bu doy waar léegi ko wax mu ne la askan bi si boppam dañoo ñu baal ma ci terme bi dañoo yaradiku loolu c'est un constat fépp foo dem ci Sénégal du nord au sud de l'est à l'ouest luy ñëpp di jàmbat luy njaboot yëpp di jàmbat mooy léegi yar gi sooxe na yow la nga yaakaar ne député bi mën na ko proposer parce que tamit part de responsabilité yi situé nañ ko nee nañ famille bi ci la bokk parents yi nee nañ société bi si boppam ci la bokk mais état am na part de responsabilité comme on parle état parce que ku ne législative ay loi ngay jébbal pour état doxal ko yan loi nga yaakaar ne fii si suñu réew mënees na ko fee def pour joyantiwaat tuuti suñu société bi nekkat dans les normes d'une bonne société. jërëjëf sëñ Mansour li nga wax dafa am solo xam nga da ngay wax léegi parce que éducation lañ doon wax heureusement xam nga tey ñu bari dañuy jaawale éducation ak instruction tey yaakaar nañ ni heure bu ñu demee ci classe yi di def 1 2 3 yaakaar na ne ñoo ñuy éduquer wuñu dañuy instruire foofu éducation ni nga ko waxee donc c'est la base d'abord ñu dem ca kër ga ñu waxtaan ak ñañ war a waxtaan waaye aussi ñi nga xam ne ñoo war a waxtaan ak ñañ war a waxtaan ñoo am aussi un comportement responsable mooy tey buñ la gis si loo xam ne dañ la ci xeeb buñ la gis si loo xam ne ni lu doy waar la buñ la gisee aussi na nga fexe respecté sa bopp ba respecté doomu aadama waaye itam loolu buñ ko gisee yow mi nga xamee yaay kilifa kër ga yaakaar naa xale yi ci boppam danañ war a mën a doxee noonu moo tax may wax loolu kon donc loolu moom moo jëm ci kaw parce que xale bi boo ko génnee jàngal ko loolu da koy transférer ci biti bu ko transférer ci biti jikko yooyu nga xam ne moom nga defoon ci moom lay wërbati ko màggee ak moom moo tax tey damay faral di wax ne ou bien faire appel donc aux responsables ñu gën a gérer la situation gën a taxaw parce que situation bi doy na waar surtout tey bu ñu demee ba nga xam ne ni tey mën naa ne sax c'est le laisser aller tey lu waay neex def lu waay def te aussi amul benn sécurité dafay doy waar waaye dama yaakaar ne ñun suñu bopp personnellement ñun ñoo war a def suñu sécurisation boobu mooy lan li ma la wax réagir en acte responsable tant que mi ngi am mun a mu boobaa mun a mën a ko état bi dina am dina yomb ci moom waaye dina xam ne ñun ñii kat war a vraiment ay patriotes lañ moo tax donc ñu war a réagir noonu kon donc je fais appel à ce que tey ñëpp war a mën a àndaat war a mën a defaat pour la bonne chose donc des marches pour la bonne marche des choses moo tax aussi ma ne naa wax loolu. waaw sëñ Bassirou dañu seetlu ne campagne électorale bi luñ ciy gën di dugg di gën a sori rek fitna commencé di judd gis nañ ci yenn gox-goxaat yi gars yi jàmmarloo nañ ban message nga am boo war a ñu lancer fii au moins dans notre département que nit ñi ànd ak dal jàmm rek sax fi. sëñ Cheikh jërëjëf man de ku may xam-xam ne nitu jàmm la du ma nitu ay du ma nit koo xamee day yee fitna waaye nag
li ma wax homme de principe la nañu ràññee bu baax ndax damay faral di wax ne yaru ak tooy du benn nit koo xam ne dëggu na souvent dama nañ koo jaawale defe ne dafa xaw a ñàkki teggin waaye loolu mooy homme de principe mais li may faral di wax mooy je fais appel à tout le monde ñu ñaan élection yii nga xam ne nii ñoo ngi koy dugg ñëpp doon def ci jàmm muy élection yu paisible élection yu dal parce que ñun ñëpp aussi ay doomu Guinguinéo lañ lépp loo xamee yàqu na lépp loo xamee gaañu na mun naa mën a ko doomu Guinguinéo rek moo gaañu wala moo yàqu ne kon tey nañ ko def ci na mu gën a rafetee nañ ko def ci na mu gën a siluisé ba bu ëllëgee aussi ñu xam ne képp ku gañe aussi ñu xam ne doomu Guinguinéo moo gañe Guinguinéo pertu ci kon toujours Guinguinéo mooy ñëwaat rek waaye nag aussi damay ñaan wax dëgg yàlla bu gañe dee am na doon Serigne Bassirou Goumbala la coalition naataange askan bi moo tax may wax loolu. sëñ Bassirou dinañ dellu si waat léegi ci programme bi ndax dañ seetlu ne fi mu ne àdduna bi yëpp ñu ngi jël seeni bët braqué ko ci Sénégal du élection yi rek moo tax waaye dafa am ay xéwal yu fi ball yoo xam ne fi mu ne àdduna bi yëpp ñi ngi xool ñun nan la ñuy def ak loolu ku nekk fi mu ne yaa ngi xool nan ngay fexe rétablir fexe sa relation ak réew mi doon relation yu mucc ayib ngir nga mën a bénéficier ci liy ball ci biir réew mi muy gaz bi di pétrole bi lan nga yaakaar ne état bi war na ko jël comme position pour que ces ressources là bañ a doon malédiction mais mu doon bénédiction pour le Sénégal. jërëjëf Cheikh tontu nga ci bénédiction la ñu bëgg parce que tey bu ñu amee ressources yu mel noonu yaakaar naa tey ñëpp daw di ñu ut si d'abord la première chose à faire mooy tey Sénégal war cee mën a gis boppam. je donne l'exemple sur tey koo dégg mu ne maa ngi Sabodala te pourtant Sabodala gis nga ko dañ naa or baag lépp nga fa mais ñun xamuñu après or boobu ñun est-ce que gis nañ suñ bopp wala gisuñ suñ bopp te pourtant les pays à l'étranger dañuy ñëw fii or bi li ñuy jël jël mais alors que ñun gisuñu suñ bopp ñun réellement donc le pays Sénégal tey ma yaakaar ne partage boobu tey war naa mën a doon un partage équitable de telle sorte que tey boo xoolee dëkk yi nga xamee dañoo nekk sans électrification ñu war koo mën a yóbbu foofu au moins indi leen électricité ba bu ëllëgee tey fu ko niitu ñu mën a niitu dëkk yoo xam ne ni tey yaakaar nañ ne ay hôpital war na fa ñu war a mën a jël ci xaalis boobu yóbbu foofu au lieu que donc ñu ko yóbbu à l'étranger loolu moo tax ma ne tey ces ressources minières yooyu souvent gaz yooyu mun naa mën a ko tey war nañu au moins tey Sénégal war cee mën a gis boppam avant ñu ko yóbbu donc à l'étranger loolu moo tax daal ma ne donc danaa apporter foofu sama contribution. foofu noonu ab laaj rek moo fay samp ndax tey suñuy dem si même démarche boobu bëri na ay loi yoo xam ne teg nañ ko fi ndax loi yooyu dal na sa xel parce que récemment dégg nañ fi code minier dégg nañ fi contenu la loi sur le contenu local dégg nañ fi yeneen ay ITIE ak yeneen xeet yoo xam ne dañ ko jaarale ci assemblée ba ñu wote ko mais malheureusement sëñ Bassirou foofu sax dafa mel ne mbir mi dafa am ñu mu intéressé rek ñeneen ñi seen yoon nekku ci maanaam population yi ci boppam nu muy doxee dafa mel ne ci pandaw la rek la ñuy xaar mais moonte ñoo ngi doxal de est-ce que foofu tamit député bi amul fa part de responsabilité par rapport ak partage u yenn décision yooyu vis-à-vis des populations qui l'ont eu. Sëñ Mansour wax naa la ko fi léegi dama ne le rôle du député kay c'est de contrôler l'action du gouvernement. mais li nga wax noonu tey sur les ressources minières xam nga damay wax ne mbir mi da nga ne dafa am ñoo xam ne intéressé ne am na ñu intéressé li ko waral mooy transparence su amee naa mën a ko bu boobaa mën a ko ñëpp mën leen intéressé mais parfois da ngay gis ñoo xam ne
dañuy dem ba dañuy démarqué wu parce que transparence amul fenn. mais est-ce que transparence tamit weesu na nga teg ay kuréel yoo xam ne ñoom ñooy saytu mbir mi ba mu génnee fa mu jaar ba fa mu la mu jur ak la mu jur nan lañ ko séddalee. waaw mais xam nga li ma wax kuréel yi tey. su fekkee tey surtout les services de contrôle. état bi da cee teg loxoom. day doy waar. ah day doy waar yaa ngi wax moo tax ma parce que service de contrôle état bi yilif ko mun naa mën a ko na mu war a contrôler du ko contrôler. te aussi li may wax corruption bi dafa bari. lan moo koy saafara su dee yow da nga aspiré. xam nga li ma la wax rek toujours. doonu député. xam nga li ma la wax non ma àggale question bi man dama yaakaar ne mbir mi du xët-xët moo koy faj ou bien mais wax wala proposer ab loi boo xam ne wóor na leen loi bi suñ ko defee lii fi doon def am lu ñaaw-ñaaw dootul amati yooyu la ñuy xaar loi yooyu yan réflexion la ñu war a def pour teg ay loi yoo xam ne askanu Sénégal suñ déggee loi bii ne kat diw moo proposé loi bi dinañ ne ah diw mi kat bëgg na kon askan bi bëgg askan bi du nekk dem di xuloo xeex dóore kurpañ mais xalaat maanaam lii ñaawteef la ci réew mi ban loi lañ war a mën a indi ba ñaawteef bii dootul am ku def loolu député bu def loolu rendre nga au peuple sénégalais un service boo xam ne ba alaa yow mi diit dootul fay mais su dee député bi nag day ñëw waa li normalul lu lekk waaw day continuer di bañ a normal lekk mais tegoo dara luy arrêté lu normalul li pour ñu jaar si lu normal. sëñ Mansour liy arrêté normal mooy yow lu anormal bi yaa man du ma député de. waaw non xam nga lu tax mooy da ngaa bokk ci askan te tey dama yaakaar ne lépp loo xamee askan wi moo ko moom ñu dénk la ko yaakaar naa boo demee question de bonne foi la na nga ko doxee nañ ko war a doxee moo gën li may wax toujours ci corruption bi parce que tey mën a ko bu fekkee doxee woo ko noonu gisee ku mel ne Cheikh Tidiane Diop xam nga donc moom xam nga ko moom toujours bu fekkee problème moom day bëgg a régler rek da lay jël ci suuf régler sa problème mais ki nga xam ne nii moom il est animé de bonne foi yaakaar naa tey liggéeyal askan moo ko yëkkati naa mën ko du defee noonu moo tax toujours sama wax mooy damay wax toujours ne non à la corruption il faut éviter ça parce que tey mën a ko loolu mooy yàq jikko yi loolu jikko yooyu yàqu nag mooy répercuté wu ba ci kaw mais tey bu fekkee yow am na loo gëm nga taxaw assemblée def loola sa jikko nekk loola alors que ñeneen ñi nekkee wuñ noonu mais yaakaar na tu es minoritaire là-bas mënoo décider loolu moo tax may wax ne tey yow à commencer par vous Mansour nañu rafet jikko yi bu ñu defaree jikko yi yaakaar naa ca kaw dana mën a dox looloo tax ma wax loolu jërëjëf. waaw gis nañ sëñ Bassirou souvent député bi dañ koy fal mais une fois mu dem assemblée rek day rompre le pont moom ak askan wi ñu bëgg a xam yow nan nga fas yéenee doxe bu fekkee yow yaa nga doon député ca assemblée nationale ba teewal fa askan wi ci sa diggante ak askan wi ngay représenté. engagement. s'il vous plaît sa question bi delloo waaw dañ gis souvent que ne da ngay fal député mu dem ca assemblée dootoo ko gisati ba bés bu bëggee ñu delloowaat ko ndombo tànk bi rek lay dellusiwaat ci yow bés buñ la faloon tey ban relation nga nar a am ak askan bi nga xam ne moo la dénk ndombo tànk boobu. jërëjëf Cheikh wax dëgg yàlla de rendre César à ce qui appartient à César askan bu wërbati ko jël lépp lu mu am lépp lu mu yaakaar teg ko ci yow waaye nit ñi bari nañ mu jël yaakaaram teg ko ci yow war ngaa dellu teewal ko ca la nga xam ne nii moom la bëgg défendre intérêt ca fa mu ko bëgg a waxee défendre waaye yi tamit au retour mooy leen jege sa askan parce que mënoo ne man askan moo may fal alors que du ma jege askan Cheikh askan da nga koy jege boo ko jegewul doo xam ay jafe-jafeem waaye boo toogee ba nga xam ne nii tey dañ laa fal nga xam ne ay échéance moo war a ñëwaat nga ne xaaral ma dem laaji askan mais nag nga sa bopp ndax actuellement dama yaakaar ne askan wi war nañoo muus léegi war nañoo yeewu képp koo xam ne jegeetu leen képp koo xam ne jëlatul en préoccupation donc leur compte naa mën a ko day wërbati ko teg la fële moo tax ma ne tey député buñ la ko defee war ngaa mën a delluwaat ca askan wa ndax man damaa am habitude sax di wax ne tey oto bi nga xam ne ni dañ la koo jox tey nga xam ne député nga war nga tey boo rombee askan wi sax mu nekk ci jafe-jafe nga taxaw daal ne kii kat
askan wi moo ma ko jox kon tey naa leen ko delloo ba askan wi war ca mën a gis boppam xam ne lii ñu la dénkoon wax dëgg yàlla xam nga ko loolu moo tax ma wax loolu. Mansour, un dernier mot. xam naa day waar parce que technicien boobu ba léegi moo ngi signé que kii rek xam naa di ma woon ne waxtu wi jeex na mais bëggoon naa mu jox ñu un petit mot sur sa campagne bañ commencé ba léegi lan lañ ci jot def ak la ca des lan la ñuy def bala ñoo yëkkati jataay bi. mel ni leader bi jaaroon na fi. kon maa ngi jégalu bu baax fàtte woon naan dama tardé. non jox sànni. non mais parce que wax na ko way jaaroon nañ fi. kon kay jërëtu ko. ok kon baax li ca des nag mooy wax sama askan rek. tàllal loxo sama askan. yaakaar sama askan ba bu ëllëgee tey buñ ma ko joxee ma mën koo représenter dignement à l'Assemblée nationale loolu rek laay def. sëñ Cheikh. voilà di sant di gërëm rek Mansour di la sant di la gërëm vraiment ci jàppale bi di sant également di gërëm Papa Ndiaye Baye Fall bi nekkoon ci technique bi di gërëm également ñi yoroon caméra yi muy Baro ak Malick ak Mbacké voilà également di sant di gërëm bu baax suñu invité tey bi mu doonoon sëñ Bassirou Goumbala mi nga xam ne mooy candidat au niveau départemental bu coalition Natangué Askan Wi xanaa rek di ko souhaiter bonne chance di wax mbooloo mi également ne leen dinañ leen suba incha allah waaw wàllu askan wi lañu invité soit candidat bi dina ñëw teew fi wala se fera représenter ñu waxtaan ak moom ngir ñu askan wi gën a xam ñan ñooy sàkku seen baat lan lañ fas yéene également bés bu ñu leen fale asalaamaaleykum wa rahmatullah